voilà donc yegg si nañu ci ma daal di koy bàyyi ak kàddu gi bu fi taal nag. waaw yaa taal ba pare taal na ba pare yëpp taal na. da nga nekk taalkat boo gisee ni. man pour est-ce que nekkul sa porte-parole wala sa avocat te yëg moo ko. yéen taal na ba pare. dégg ko ci li mu la wax il veille à mon avancement. kon loolu la lépp lu ma concerné da ciy wax. c'est normal. kon loolu la maa loolu tàkkaar la. alors rubrique people tey ñu dooree ko ak Dégeti di rappeur alors moom nag wax na ci li nga xamante ni moom la Golbert Diagne def tontu na ko parce que bu ñu fàttalikoo tuuti ñu fàttali ko mbokku téléspectateurs yi Golbert Diagne semaine bi dafa def benn vidéo taxaw ci côté ci statut Faidherbe di ko waxal ay baaxam moom Golbert Diagne nee na Faidherbe dañ ko war di rendre hommage fii ci Sénégal ndax Saint-Louis bu melee tey nu mu mel Faidherbe moo tax ndax Faidherbe moo fa jëkk a def li nga xamante ni mooy ay école te pont Faidherbe bi nga xamante ni benn la fi am ci àdduna wërngal képp aussi moom mi nga xamante ni mooy Faidherbe moo leen ko may donc dañ ko wax di rendre hommage te statut am boobu noonu ñu naan dañ ko fa war a dindi remplacer ko par leneen moom nee na du ko seetaan alors Dégeti nag nee na moom dafa ruus bi mu dégloo ki nga xamante ni mooy Golbert Diagne nga xam ne ñëpp dañ koo respecté rawatina moom Dégeti nee na dafa ruus bi mu seetaanee vidéo bi te nee na instant bi bépp estime ak bépp respect bu mu amoon envers Golbert Diagne moom daf koo dindi ba mu set wéy te nee na aussi Golbert dafay wax bi muy wax loolu mi ngi mel ni comme si moom moo fekkee jamonoy Faidherbe ndax Golbert ci biir wax ji dafa ne ñi nga xamante ñooy critiquer Faidherbe mooy ñi nga xam ne fekkeew ñu jamonoy colonisation donc moom Dégeti nee na ndax moom paa bi Golbert dafa fekkee jamonoy Faidherbe bay wax loolu. c'est que man dama bëgg a laaj man sincèrement bon je sais pas bu dee Golbert doon wax ci réalisation Faidherbe mais bëggoon naa tamit aujourd'hui parce que Faidherbe tamit bu fàtte ne sonal na suñuy maam yi moom pagaille suñu ay références également. voilà attention man vraiment dégg nga man Faidherbe man bu dee ay yow nga tabaxal ñu ay pont tabaxal ñu ay école fale nga doon noot suñuy maam yi man nag dëgg nag. et puis du loo xamante ne il l'avait fait pour suñu maam yi mais tubaab ku ci nekk xam na ne mu def pour intérêt personnel am la non sincèrement qu'on se dise la vérité man daal sama dee ku ko noot man daa ànduma ak yow je suis d'accord tout à fait d'accord ak aujourd'hui kii nga xam ne nag moom mooy Dégeti ce qu'il a dit non c'est vrai parce que boo xoolaat la colonisation nous a fait mal. c'est ça. très mal. te sekel yaa ngi fi. waaw mu ngi bii ba léegi. peut-être sax moom xëy na peut-être Golbert dafa préférer voir le positif kese quoi li négatif xëy na mu màndu ci mais quand même li ci am ba am mooy c'est vrai que peut-être kii di Faidherbe am na loo xam ne nii def na ko fi am na loo xam ne def ci ay école comme ni mu ko waxee yooyu mais colonel aussi da cee wax loo xam ne man sax bëggoon naa ko ci kii mais kan moo tax mu def ko lu tax la jor taxawoon daal ne tubaab bi gan du tabax parce que ay raayam bu ko jaaralee foofu di mën di commercialiser li nga xam ne nii moom la soxla ci matériel pour di ko acheminer directement muy dem extérieur loolu moo tax raay yi loolu la raay yi nga gis tubaab bi taxawoon ko fi yëpp seen bokk tax mais du nit ku ñuul pour di nit ku ñuul li dem ak yooyu Serigne Touba sax biñ koy jëlee foofu di ko indi Dakar et cetera tout ça ci ay raay la jaar train à vapeur yooyu xewoon mais loolu nit ku ñuul taxul loolu moo ci ne léegi nag man comprendre naa Faidherbe kii Golbert parce que c'est le Saint-Louisien de source qui parle comprendre naa ko mais quand même il ne faut pas aussi ak estime bu mu mënti am ci kii di Faidherbe moom mën na am ci estime xëy na parce que nit mën nga am ci estime ku la neex mais aussi il ne faut pas aussi nga xaw a moquer mel ne lu xaw a ñaawal métti yi nga xam ne da koo teg ay doomu aadama aussi parce que nag wax dëgg yàlla bu caaxaan demee dëgg des Faidherbe ki nga xam ne tey jii moom mooy kii ndate yàlla Faidherbe da ko songu yaa ngi dégg mu daw jóge foofu duwaalu génn dëkkam complètement dem historiens yi fi ne xam nañ ne li may wax loolu du lu ñu inventé du dara Faidherbe moo ko songu ko xare boo xam ne nii xare taar lañ koy wax xare boobu noonu ci at moom Seydi Hadji Malick juddu ci buñ koy nettali moom Seydi Hadji Malick lu ci bëri dañ naan mi ngi juddu ci xare taar mais Faidherbe bu ci boppam moom moo ko joxewoon kii songu lu ko ñu dugal foofu ay char ay loo xam ne nii kenn mësu koo gis fii ci Sénégal autant de ñaaw la yu bon yoo xam ne nii Faidherbe bu def na ko fi nit ñi gis ko mën koo wax te ki wuñu ko maintenant colonisation passée na nit ñi mën nañoo jéem a fàttelu mën nañoo baale mais waruñoo fàtte comme li ñuy wax quoi oublier mais ne pardonnez pas loolu lépp mën nañu ko def ñu ngi koy jéem parce que Faidherbe bu mi ngi foofu mu nekk ngelaw moo ko fa daaneel
mu daaneel ko fa bu ñu nee xaw ma suba la ñaari rakk xaw ma lan na nga ni daaw du ay nit ñoo ko daaneel te loolu lépp ay signe la yoo xamante ne nii début la rek du ay nit ñoo ko daaneel mais ngelaw moo ko fekk daaneel ko xëy na ay nit yàggoon nañu ko bëgg a daaneel mais egguñu woon ci loolu à chaque fois man d'accord naa ne patrimoine dañ ko war a préserver muy matériel muy immatériel waaye terewul nag am na ñoo xam ne wax dëgg neex yàlla seen patrimoine ak seen i statut ak seen i nangam jërta saxal jërta suuxat jërta leneen parce que tout simplement dafa am lu ñu def loo xam ne à chaque fois ñu leen di gis day nekk benn genre blessure boo xam ne góom la bu fi nekk du wér. C'est vrai. kon nag man vraiment j'ai beaucoup de respect pour moom de Golbert vraiment j'ai beaucoup de respect pour moom ak d'habitude les Saint-Louisiens d'habitude en général ay mari man j'ai beaucoup de respect pour ñoom mais dama ne loolu mu wax noonu dafa nekk loo xam ne dëggati aussi xalaatam la ci joxe man nag du ma dem bay wax naan estime bi ma amoon ci moom ak respect bi ak nangam kii naa ko non non loolu du ma ci egg mais l'essentiel rek mooy carrément mënoon naa tamit gisee fi négatif xëy na moom lañ ko laaj ak contexte bañ ko laajee moo tax mu waxee foofu ndax man suivre naa image bi nii xëy na fañ ko laajee la ñu taxaw ci statut bi di wax benn émission la xaw ma reportage ñu introsé ko mu wax mais nag Pape Maguette quoi qu'on dise comme ni ko waxee historien là. C'est pas un monsieur c'est tout pas le un monde petit en monsieur. fait. C'est quelqu'un boo xam ne il connaît Saint-Louis. il connaît xam na histoire u Saint-Louis. dafa xam Saint-Louis comme samay loxo. mais bien sûr dégg nga moo Saint-Louis tey jii boo bëggee laaj Saint-Louis man il m'arrive deux fois bu ma jaaree Saint-Louis damay jaar ci moom laaj ko lii mu wax ma ay yu bare ci Saint-Louis moom laa lay expliquer dama ne la. moom xam na waaw léegi dégg la wax na réalisation mais tamit il faut que mu wax Sénégalais yi ne que colonisation Faidherbe def na il a fait trop de mal à nos kii voilà. suñu jógee ci moom dégg ci ak Père Golbert Diagne ñu dem ci journaliste sportif boobu di Malick Thiandoum alors moom Malick Thiandoum nag dafa wax ne instant bi combat Balla Gaye ak Modou Lo c'est prématuré si ki nga xamante ne mooy Balla Gaye ndax Balla Gaye il n'est pas prêt physiquement pour bëre ak ki nga xamante ni mooy Modou Lo ndaxte moom gis-gis bu mu am mooy Balla Gaye bi nga xamante ne moo bëre ak Gris Bordeaux dernièrement amul condition physique yi waral mu war a mën a taxaw ak Modou Lo di sëgg moom ndax instant bi Modou Lo moo ko gën a taxaw alors moom Balla Gaye aussi tontu na Malick Thiandoum ci benn télé bu ñu ko invité woon mu ne Malick Thiandoum li mu wax moom la concerné xalaatam la mais moom mi nga xamante mooy mbër mi moom mooy sëgg di bëre moom xam na ne instant bi pare na pour sëgg bëre ak ki nga xamante pour preuve bu ñu ko joxoon Modou Lo suba mu bëree moom daanaat ko ci 21 secondes yi mu ko daanoon seen premier combat. mais damay laaj rek Fatka Malick Thiandoum c'est un journaliste observateur. il est dans son rôle. analyser comme man nii. du toog naa bi analyser naa Sénégal. analyser naa Brésil. waaw nit sportif da nga koy analyser. moom analyse bi mu am ci moom mooy lii la gis ci moom. léegi nag kenn mënu si dara man mën naa am beneen analyse bu bokk la ak bosu Malick mais nañu jàpp ne loolu yëpp ci cadre analyse la bu ñu ko jàppee ci cadre contre. wala critique. et puis Balla Gaye je pense il l'a bien pris parce qu'il a très bien répondu. voilà Balla a bien répondu parce que Balla nee na coach bu waxoon ci Aliou Cissé. wax ci par exemple genre wax yi y aura d'autres journalistes yu ci profité. dem ci Aliou Cissé ne ko coach nee na. est-ce que Aliou Cissé xas coach et cetera. mais Balla a bien répondu non da ngay wax ak affaire bare nañu ñoo xam ne bu Cheikh Tidiane Gomis waxee ñu dem. ca nit ka ne ko Cheikh Tidiane Gomis mu ngi lay wax lii te ñoom ci waxtu ñoo amuñu fet ñoo tax wax ma waaw mu noonu kon nag mu noonu Balla kii saa yi. Malick Thiandoum est dans son rôle. Balla Gaye affaire bii daal. non mais amul kenn kuy taxaw di wax parewu ma sax moom bu Malick Thiandoum ne parewul parce que ni mu bëree ak kële nu mu tudd ki mujj. ba Gris Bordeaux. ku ne xam ne ni Gris Bordeaux tamit nekkatul ay performance yu bari yoo xam ne nii fi mu ne nii ak dëgërlaay bu mu am ci biir làmb ji. moom li ñuy wax ay poule xaw ma lan cercle des VIP. amu ci dëgërlaay bu tax mais bu fekkee def na ak moom lii te Modou Lo dafa nekk koo xam ne tamit il est trop tactique. loolu nit ñëpp xam nañ ko. te tamit dafa nekk nit boo xam ne actuellement moom néewuloon ci diggu dooleem mais jamono ji ci nekk ci dooleem dëgg la nekk c'est-à-dire que dooleem dëgg-dëgg fi mu war a am ci lay jëm actuellement nii ñee nag am na ci ñoo xam ne ñu ngi leen di bàkkee sax di wax naan dañoo jël ay po ay doom ay nangam mais boo xoolee Modou di nga xam ne y a l'impression qu'il est très naturel physiquement et puis dafa nekk nit boo xam ne physiquement boo xoolee di nga xam ne dara fi en plus bu weesoo affaire tactique yooyu léegi nag bu fekkente ne def nag Gris Bordeaux ni mu bëreek moom ak ni mu mujjee ak temps bi mu jël yaa ngi dégg bu bëriwaatee ak Modou Lo bi nit ñi xam
est-ce que tamit dana yomb ci moom na mu yombee woon xëy na foofu la ko Malick Thiandoum waxee loolu am na logique donte man du ma observateur ci seen domaine boobu mais aussi moom Balla Gaye du toog mukk di wax naan parewu ma li mu wax rek la mën a wax pare na loolu kii wax moom la engagé pare na mais du ne parewu ma il a bien répondu xam nga mënoon na Maguette dañ fi gis ñoo xam ne bu nit defee analyse wax ne par exemple Pape Maguette Gueye parewul wala kii moo ko mën au lieu nga tontu ci loolu dañ fay nekk di dàggal sa bi rek moom amul lu may wax parce que métier bi li muy def jarul ci dara wala genre yooyu noonu mais duggul ci côté boobu waaye communication bu dee communication ci côté sport yooyu moom Balla tamit ñàkkul lu mu mën la lu mu xam la ndax lamb joo xam ne nii am na ko ak ku mën a doon bu defee signature contrat rek da ngay gis ne da koy jox ampleur bu tax nit ñi yàkkamti koo seetaan donte ñu bëri dañ ko ciy jéppi ñeneen mais Balla aussi bu dee ci côté sport mi def moom wax dëgg yàlla communication rarement lay wax loo xam ne nii vraiment day kii très souvent daal day jox ampleur ci li mu jëm te tamit côté boobu moom jàmbaar la ci ndaanaan la ci donc il a bien répondu comme vous l'avez bien dit ñu jàpp ne rek instant bi seen communication combat bi moo door rek moo egg ñu xam ne loolu ñu dem Sénégal wax ci Pape Diouf di la génération consciente alors moom wax na ci digganteem ak Ndiolé Tall parce que fan yi coow jiboon na fi muy concert bi nga xamante ne Pape Diouf mu ngi ko doon def en même temps que Wally Seck ñu gis Ndiolé dem ci concert Wally gisuñu ko ci bésu Pape Diouf ñu bëri naan dafa trahir Pape Diouf ak ñoom ñaar fi ñu jaar alors moom Pape Diouf nee na moo Ndiolé amuñu benn problème Ndiolé sëram la rakkam la te moom moo koy sentir di ko woo ci ay kilibam wax na aussi yi nga xamante ne jot na ko defal Ndiolé nee na premier anniversaire Sorano bi Ndiolé doon def moom Pape Diouf moo fay salle bi jël en charge li nga xamante ne mooy musiciens yi donc ñoom ñaar suñu sekkul woon jàmm du ko defal lool te jusque là si c'était à refaire dina ko defaat te nee na ba tey aussi su ko sentiree ci clip wala ci leneen lu mu mënti doon dina ko woo pour Ndiolé ñëw indi si li nga xamante ne mooy participation am donc moom Ndiolé ñu ngi seen relation daal amul benn problème moom itam il a presque bien répondu parce qu'il n'avait pas besoin muy énumérer li mu ko jot a defal quand même. foofu la defee erreur. waaye c'est ça man mii loolu foofu rek la defee erreur. Pape Diouf ne devait pas. di énumérer defal naa lii c'est pas la peine. non xool na wax rek ne maa Ndiolé xam na man ma xam sama nit la y a aucun problème. Ndiolé lépp lu muy nekk maa ngi ci lépp lu ma nekk man maa ngi ci wax c'est que nag wax nag il faut savoir parler waaw. c'est vrai alors su jógee ci moom Pape Diouf ñu wax ci ki nga xamante ni mën naa wax ni fan yi moo xew muy Mame Mbaye Niang monsieur le ministre wala ex ministre sax bu ñu ko mën a tuddee noonu alors moom ak Mame Mbaye Niang mu démissionné. ministre Gaynde. non nekkatu ko. ministre Gaynde. waaw ministre Gaynde ak Soleil. ak kii ak Soleil. Soleil waaw. ministre boobu. waaw du moom moo démissionné. waaw bàyyi na. pour ñaar muy poser ay conditions waaw waxal. alors moom coach sax annoncé na ko moom Mame Mbaye Niang semaine bi mu démissionné ci li nga xamante ne mooy gouvernement bi nekkoon fi ministre du tourisme alors mu mel ni nag dafa xam naa peut-être dafa bëgg revenir ci décision am muy poser ay conditions di wax mën na ñëwaat ci gouvernement bi mais conditions yi mu posé mooy que ni ñu may ko opportunité mu mooy deram ci mbirum problème boobu ñu ko fiy tudd di ay affaire de surfacturation mbirum Prodac ne nañ ko may opportunité mu seetal li nga xamante mooy deram ne nag dafa bëgg ñi nga xamante ni mooy waa OFNAC wala Cour des comptes wala waa IGE ñu auditionné ko moom mu xam fi mu féete plutôt que waa IGF di inspection générale des financiers auditionné ko parce que boo xoolee ko ci waa IGF ki ko jiite mooy ki nga xamante ni mooy ministre des finances di Amadou Ba te moom Mame Mbaye Niang moo ko Amadou Ba demeewul noonu donc gis na ni su ko waa IGF auditionné mën nañ def lu tout ba dugal ko. en tout cas moom li mu bëgg xaw ma condition la pour ñëwaat ou pas mais li mu bëgg que ñu audité ko et cetera sénégalais yëpp loolu la ñu bëgg. parce que nombre de milliards yi nga xamante ne moom la ñu koy tuumaal c'est Khalifa Sall je pense que 1,5 milliard moom la ñu ko tëjee voilà la ñu ko tëjee prison moom li ñu koy tuumaal ça va au-delà de ça donc li mu bëgg moom la sénégalais yi bëgg tamit. kon nañ ko may opportunité boobu. non comme démissionné na c'est-à-dire li yoon di def ci moom jarul mu koy wax yoon moom bu xamee liggéeyam rek la muy def ci moom xam na ko l'essentiel mooy démission moom li ci nekk mooy fu mu am rek am na problème quelque part bu am ko ñu nit ñi wax ko ñu bañ ko wax. moom bind na ñaan pour démissionner premier ministre xëy na nangu lañ ko loolu en tout cas ñoom ñoo ko xam mais l'essentiel mooy démission fu mu am rek problème am na tey jii bu ma nekkee fii ba yàgg ma jékki-jékki démissionner
moo xam damay dem feneen moo xam déw ma feneen mais problème am na soit fi ma nekk la ma fi am doyatuma soit gis naa feneen fu mu ko gënal wala leneen lu mu ko gënal waaw soit aussi def naa fi loo xam ne nii bu ma fi toogee xam naa ne yatu yoon dina dali ci sama kaw te buy dal ci sama kaw du baax ci man bu ci nekk mën naa nekk ci moom ñun nag comme ay jullit lañu ay sénégalais lañ ne moom te tamit moom à chaque fois day boole boppam ci ndaw ñi ci ndaw yi la bokk léegi ñun ñaanaluñ ko benn yoon la ñu koy toppee nekk loo xam ne luubal lay doon wala loo xam ne yoon caabi na ko ci féete ginnaaw wala leneen peut-être moom également ils veulent sortir grand de cette affaire là comme ça def lu mel ne ay Karim Wade parce que nangam c'est-à-dire que ñi nga xam ne ñii ay Mame Mbaye Niang jeunes yi nii dañu nekkul foo xam ne tey dañuy topp ci ginnaaw kenn di politique jëmale suba ay portefeuille la ñuy seet am benn carnet d'adresse bu ëllëgee ñu ne nekkoon naa ministre nangam li leen intéressé mooy ëllëg ñoom itam ñëw teg seen i mouvement teg seen i truc teg seen i affaire comme nangam parce que gis nga ku mel ni Thierno Bocoum lu mu nekk député la nekk après kii dem na nee na dafa teg mouvement ñoom ñëpp seen yoonu bopp lañ bëgg a xàll rek léegi nag bu fekkee da ngaa bëgg a xàll sa yoonu bopp également doo ko defee ak suñuy milliards moom doo dem ak suñuy milliards dem def ci sa politique après parce que nag Sénégal xaalis moo fi politique xaalis bu weex tàll boo ko yoree yor mallette bu fees dell yor ay xaalis denc ko ci ay waxande ay nangam foo bëgg a egg pratiquement da nga fay egg ci politique parce que doomu aadama yi moom am na ci ñu bëree ñoo xam ne du ma ne dañ leen di jënd mais am na ñu bëree ñoo xam ne seen coono tey toll dëgg yàlla am na njëg loo xam ne boo ko tegee ci table jet daanaka da nga leen di moom li ñuy ñaan daal mooy yàlla na bu mu bañ a nekk affaire product wala lu ñu koy toppee wala nangam parce que nit tam da koy ñaanal lu baax quoi qu'il en soit daal li yoon war a def ci moom na ko def ci moom comme nag toppoon nañ fi Karim Wade topp ko dem ay Singapour dem ay fu nekk toogali ko rek nag fexe ba génnee ko Sénégal topp nañ fi Idrissa Seck à l'époque loolu sax Ablaye Wade la woon c'est-à-dire que li war a am tey mooy yoon bi nga xam ne dafiy nekk di jalal ñii di masaleel ñi ci des loolu moo war a jeex Sénégal moom ministre la woon ou pas ñan na démissionné xëy na dafa bëgg a def ku mel ne xaritam kii nu mu tudd Barthélemy parce que Barthélemy fii la taxaw ne dindi leen sama immunité parlementaire gars yi parfois ils veulent sortir grand de certaines choses yoo xam ne nii ñu bëgg cee génn pour nekk un grand kii nit ñi joxaat leen benn cër parce que ngay dem ba benn moment boo xam ne cër bi ngay am ci politique day nekk loo xam ne pratiquement day jeex parce que da ngay nekk koo xam ne nii kenn doylootu la boo demee fee wax ay affaires yoo xam ne nii ay ñu laaj la ngay wax ay Gambie ci si xaw ma CEDEAO wala bokk dem fee di wax ay affaires donc les gens savent que xam nga nit ñi dañuy jaawale incompétence ak inculte koo xam ne nii jàng na li muy jàng ba am ay diplôme bay liggéey dara kooku am na compétence ci li muy liggéey mais mën na inculte parce que mën na bañ a am xam-xam ci yeneen mën na bañ a am culture xëy na peut-être moom loolu dal na ko dalu ko mais l'essentiel mooy na yoon def liggéeyam ci moom rek également beneen jàngat Fatou Ka bu ñu mën a am ci lii mooy ni que division ak ñàkk a déggoo am na au sein de l'APR parce que bu waxee ni que wóoluwul Amadou Ba parce que déggante wuñ ñoom ñaar ça prouve que rumeur yi ñuy wax ci seen biir ab c'est fondé parce que affaire léegi chaque jour problème bu ñu xoolee récemment Moustapha Cissé Lo ak xaw ma géwél Macky Sall moom Baye Fall Macky Sall lañ koy l'autre là Farba Ngom te ñoom ñaar ñun bokk nekk affaire mais Farba xam nga lu ci am solo mooy moom démissionné bi mu démissionné ak mu ñàkk démissionné bañ lan la ci Sénégal di gagné bi mu nekkoon ministre lan la ci Sénégal gagné mais loolu mooy li jar a wax moom bi mu fi nekkee ministre ak léegi lan la fi Sénégal gagné secteur yi mu yoroon lan la ci def lu taxaw lu tax nangam bu démissionné aussi lu ci Sénégal di perte loolu rek mooy question bi di ñu war a posé. voilà tey nag. kenn du wax ne man maay sa consultant. waaw tey moom ñoom ñaar la tey. waaw dëgg la ñoom ñaar daa yeggagul ci sport rek. ñoom ñaar la tey moom. day comme day waaye dem Russie. léegi ñu kii affaire yi mu jëlaat suuf noonu. jël ko pour l'instant bala moo dem muy am vide. waaw ñun dañ koy tëjee ak sport domaine coach ci Russie boobee fa lañ jëm coupe du monde wax ci équipe bu Nigéria ak bi nga xamante ni ñoom nag yegg nañ ci Russie mais mu am acte boo xamante ni dañ ko def boo xam ne dafa marqué ñëpp muy seen tenue traditionnelle yi nga xamante ne moom lañ dugg see foofu ca Russie que ñu gis que ni réseaux sociaux yi. ñëpp ca Russie. waaw pour man Rufisque nga wax. wala tontu ca Russie ñoom waa Niger. dafa nekk acte boo xam ne neex nañu bëri parce que ñëpp ñu ngi koy partagé ñu def seen ay vert blanc yu baax ni ñu toog def seen ay chapeau mais gis nañ que ni tamit équipe nationale bu Sénégal def nañ idem parce que gis nañ ñoom tamit yegg nañ ci Russie ak ay tenues traditionnelles am na sax ñu naan est-ce que nekkul ci ñi lañ ko copier waaw balaa ngi nii Karamboj ak Khadim def seen ay bula yu baax ak ñeneen ñi est-ce que nekkul ci waa Nigéria lañ ko jëlee loolu ñëpp di laaj coach. waaw xam nga. gis nga lii dafa bokk ci marketing ñu ba nga dañoo reproché équipe bu Sénégal bi ñuy jël drapeau bi dañ ne woon nañ soloon ay yëre traditionnel bu weex
parce que couleur weex la ñuy joué bon ils se sont rattrapés nii ak lii c'est tellement joli ça c'est sénégalais xam nga lii c'est purement africain c'est sénégalais dégg nga rafet na jaar na yoon ba tax na kii bon mais pour wax la nag waa Nigéria ñii lañu mës a mel c'est que xam nga maanaam événement da nga koy jaay pour nga am ci dara xoolal léegi du yaa ko wax réseaux sociaux yi ñëpp a ngi koy repas ñëpp a ngi wax gagné nañu kii bi def nañ benn tapage marketing boo xam ne et puis affaire yi dafa rafet xam nga lii déjà boo xoolee rek xoolal xam nga ñoom ñu leen di wooye les Green Eagles moom mooy aigle vert xool aigle bi. ok waaw. voilà tu as vu aigle moo nekk ci. voilà tu as vu aigle bi voilà ah laafu aigle yi gis nga ko. Green Eagle c'est en vert donc voilà noonu lañ leen di wooyee ba tax na xam nga affaire bi jaar na yoon war nañ ne que ñoom africain lañ noonu la ñuy duggee nekk africain et vraiment c'est extraordinaire xoolal lii xam nga lii c'est très joli. c'est très xoolal daal yi ba ca daal yi. ba ca daal yi dégg nga ñun ba ca daal yi xanaa tubaab yi rek entraîneur bi rek moom kii dégg moom moo defoon mais ministère yëpp voilà ils sont. en tout cas ñu ngi def marketing bu baax. ci seen équipe bi. ils l'ont réussi. ils l'ont vraiment réussi. ils l'ont réussi ñun instant bi Sénégal sax image yu Nigéria li ñuy gën a partagé boo xoolee ci réseaux sociaux yi que image yu Sénégal. maillot ci booy xool ci ñëpp mën nga jël maillot yëpp maillot Nigéria moo ci gën a jar. ñoo ëppale vente. non parce que ñoom ils sont très patriotes. même da ngay gis en ce moment seen xale yu jigéen ñi dañuy dem jënd maillot yi soit ñu personnaliser ko def ci seen tour ou pas mais di dugal ay photo tout le temps genre challenge la ñu ko def. ok mais ñun bu ñu ko bëggoon maillot yi disponible. non boo ko bëggoon non parce que liggéeyuñu ko xam nga loolu. voilà mais loolu aussi beneen problème la. ñoom bu ñu amoon boutique bu amoon boutique fu nekk kon du am benn pot da ngay ñëw dem jënd sa maillot ñëw kii waaye defuñu ko ba pare lenn man li ma ci metti mooy lenn defuñu ko di tere ni si di jaay maillot. doo bàyyi jàmbu yi. boo jaayul kay mënoo tere ku jaay. waaw yoo jaayul tere instant bi jaay maillot yi. waaw yoo jaayul yow nga naan da nga koy tere looy tere jàmbu yi. ñu dem ñoom seen yoon après coupe du monde bi lay disponible. léegi nag doo ko mën a kii parce que ñu ci bare léegi nag ñu bare bu ñu koy duggee fii dañ koy làq fu mu nekk dafa raar parce que dañ leen koy tere léegi tere nañ ko xol bi xam nga waa xool Nigéria. voilà c'est ce qu'ils font genre challenge lañ ko def tout le monde xoolal lii xam nga lii c'est li ñu ngi jaay made in Nigéria. ñu koy jaay ba pare équipe bi fa ñu nekk ñu sentir nañ seen dëkk yëpp commencé nañ ànd ak ñoom. doo dégg lii waa dëkk bi la. effectivement fu mu nekk nii boo demoon ni ki Lagos wala Abuja yooyu yii la ñuy sol xam nga ils sont aux couleurs du club. c'est très beau. waaw tu as vu xam nga. mais coach mënuñu blâmer Sénégalais yi parce que maillot yi après coupe du monde bi lay disponible. moom mooy yëfu cuune dëgg cuune bi ma leen wax nga mun nga. mais bu après lu ko nit doy. moo jaaxal ñëpp xanaa ñëw dañuy jaay coupe du monde